waaw Bokhol Info tey ñoo ngi fii ci Bokhol mu nekk tey dimanche 23 janvier 2022 mu nekk élection municipale et départementale ñoo ngi ne nag ñëw fii def reportage bi lépp mi ngi déroulé normal léegi bu daañu leen ko toppal ba ngoon incha allah ba ci fin d' élection yi léegi nag ñu bëgg a interview chef de village laaj que mobilisation bi nan la ko gisee ak lan lay sensibiliser population bi. waaw asalaamaaleykum man Abdou Khadre Mbodj chef de village de Bokhol maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp ci kii bi rek la may wax mooy du question mobilisation man dama ne ka nga xam ne kii maa war a organiser dégg nga élection yi fii ci Bokhol ndax man maa fi représenté le sous-préfet le préfet ak le gouverneur rek dégg nga ministre de l'intérieur rek ñoom kon mobilisation bi mën naa ci bañ wax mais li ma gën a wax mooy organisation bi ñu déparé ci suba yàlla def na dem nga lépp la nga xam ne lii dégg nga moo doon matériel ak kii yëpp dégg nga jot na ñëw ba seet nañu lépp ba bureau yi départ nañu ci jàmm amul benn manquant ci personnel bi bay tax na léegi commencé nañu wati environ de vers 8 heures ba léegi ñu ngi déroulé élection yi amul benn problème ba nga xam ne bii am na fii ci bureau Bokhol bi nga xam ne bii moo nekk ci. waa élection yi ñeenti candidat moo ci am na le maire sortant mooy El Hadji Guèye am na Mbaye Thiam docteur Mbaye Thiam am na Abdou Guèye dégg nga am na Mbaye Dieng kii astafurlah Ablaye Dieng ñooy ñeenti candidats yi nga xam ne ñoom ñooy dagaan baatu askan. waa li ñu bëgg a wax li may wax rek mooy li ma waxoon bu yàgg moom lay waxaatu ndax ñoom ñoo bokk Bokhol ñoo bokk maam te benn nit la benn Bokhol benn bopp la mënuñu ko xar ëllëg ak si biir li ñuy ñaan mooy ki ci yàlla defal may ndam na ñeneen ñu topp ci gannaawam liggéey pour que di suñu dëkk bi dem. waa li may sama kàddu gu mujj rek mooy gone yi mën leen nañu dégg nga dal te ñu ñaan yàlla indi jàmm ndax yàlla rek moo mën defar lépp mu sotti ci jàmm kon nag noo ngi ñaan yàlla yan na ko yàlla sottal ci jàmm dégg nga li nga xam ne lii dégg nga mooy dégg nga liy jëm ci kanam itam ñu góorgóorlu ci dal. parce que réew mi noo ko moom te nun noo koy defar kenn du ko defar ku dul nun loolu rek la amoon lim ciy dolli ngeen digal. waa taxawaay Bokhol Info moom dégg nga dañ koy gërëm di ko sant ndax ñi ngi joxe information yu doy te yu wóor li ñuy ñaan yàlla rek mooy yéen a ko yàlla def mu nekk télé ba ñëpp dégg nga mën ci jot ba mu gën a siiw gën a dem ca. Bokhol Info ñoo ngi tey jàkkaarloog ki nga xam ne mooy superviseur Sénat moom nga xam ne lépp lu jël ci wàllu élection yi moo koy saytu. tey moom lañ jàkkaarloo nii parce que affaire bi déroulé na normal léegi ñu laaj ko moom ban émission la ci am. asalaamaaleykum wa rahmatullah donc waa Bokhol Info ñu ngi leen di nuyu seen ay auditrices ak seen ay auditeurs voilà man superviseur bu SEDA la donc ñun dañu ñëw rek pour saytu waaw pour saytu parce que fu élection yu mel ni amee. donc SEDA daf ñuy yabal donc dans tout le département donc foo dem rek di nga fa fekk superviseur ak ay contrôleur donc soo xoolee ci bureau centre de vote bu Bokhol 6 bureau de vote la donc ci 6 bureau yëpp foo ci dugg di nga ci fekk donc am na contrôleur bu fa nekk donc ñun daal suñu taxawaay lool la. waaw voilà loolu tamit dañ ciy sant daal parce que tamit élection yaakaar naa ay affaire violence ak yooyu war ci mën a am daal waaw parce que ku ci nekk ci électeurs yi war nga mën a ñëw rek def sa sànni sa xob ci ki nga xamante ne moom nga ko yéene après nga dellu ci kër ga toog waaw donc vraiment rafetlu nañu daal déroulement bi donc wax dëgg yàlla donc. affaire yi mu ngi déroulé normalement bureau de vote yi tamit teel nañu tijji wax dëgg yàlla 8 heures fekk na sax bureau yi bari démarré nañu benn bureau rek moo ci yéex a démarré muy bureau numéro 1 bi donc sinon bureau yëpp wax dëgg yàlla teel nañu démarré nit yi tamit ñu ngi voté et que daal vraiment tout se passe bien daal wax dëgg yàlla sécurité bi tamit teew nañu. Bon, en fait, donc voilà, nous sommes de la SEDA. Nous sommes venus donc pour superviser. Notre rôle donc c'est uniquement de superviser et donc partout dans le département. Donc
la SEDA a envoyé donc ses agents donc, et dans tous les centres de vote du département, il y a un superviseur et également des contrôleurs. Donc si vous entrez dans tous les bureaux de vote que nous avons au niveau du centre de vote de Bokhol, nous en avons 6. Et donc dans tous les 6 bureaux, il y a un contrôleur. Et le vote se déroule normalement. Donc ça a démarré également tôt. À partir de 8 heures, vraiment, les bureaux ont démarré le travail. Et la sécurité également est ici présente. Donc nous remercions également vraiment les électeurs qui sont venus vraiment très disciplinés. Et il n'y a pas en tout cas de violence, hein, vraiment. Donc, je vois même que les gens se sympathisent et il y a la courtoisie en tout cas des électeurs. Donc nous prions à Allah que cela continue jusqu'à la fin donc, du processus et que le meilleur gagne. Voilà, merci beaucoup. Bokhol Info ñoo ngi bureau numéro 1 affaire bi déroulé normal amul benn jafe-jafe léegi nag xaar ñu laaj président Sénat bi ba xam moom nan la gisee déroulement élection locale yi. ñoo ngi remercier ñëpp yàlla def na élection locale yi fii si Bokhol afin li ñu gis daal mooy mu ngi déroulé dans de bonnes conditions. Actuellement ñu amuñu benn problème depuis ñu départ léegi amuñu wax dëgg yàlla amuñu benn problème ni yaa ngi voté dans le calme loolu li ñu ñaan quand même. En tout cas daal en gros daal vraiment daal ça se passe en gros ça se passe dans de bonnes conditions pour le moment daal amuñu benn jafe-jafe amuñu benn problème lépp ñu dox on remercie tout le monde dans la bonne cohésion merci beaucoup. Problème représentant parti yëpp ñu ngi fi les membres du bureau sont là amuñu benn problème wax dëgg yàlla tout est au complet quand même. amuñu benn remarque daal bu ñu xam ni boo xam ne bu am fay la bu ñu am fi si bureau bi. waaw Bokhol Info ñoo ngi fii ak Ablaye Diogo léegi ñu ñëwoon voté na ba pare léegi ñu laaj ko nan la gisee vote bi ak ban émission la ci am. waaw asalaamaaleykum mbokki Bokhol maa ngi nuyu di rafetlu interview bi mu leen jaar interview et li may wax rek ni élection yi am ni mosu fi am. Bokhol tey wane nañ ni képp ku ñu fal nga nekk maire Bokhol di nga xam ni liggéey am na fi di nga xam ni di nga am ñi nga xam ne ñoo lay bousculer parce que di nga am conseil yi nga xam te ni ren mosoo gis conseil mel noonu parce que ay jeunes yu déterminés engagé wu. et Bokhol waaye ni ñu génnee tey voté rang yi fees dell ba heure bii ni ñaa ngi génn rang yi fees dell donc wax dëgg yàlla moom élection yi mosuma gis man Bokhol ba mu commencé voté léegi mosuma gis. waaw damay wax ni lii day wane ni ñun Bokhol ñoo bokk ndey ak baay. jarul violence jarul xeex jarul dara parce que lépp fu waaye defoon da koy réccu rek ndax lii 15 jours la 15 jours yi jeex mu jeex donc rafetal rek moo fi saison donc damay lancer encore un appel samay nawle yi samay mbokk yi nga xam ne ñoo bokkunu camp et ñu xam ne lii élection la dafay jeex rek bu jeexee jeex na donc foofu rek lay am. waaw maa ngi lancé daal ni jàmm daal na sax si dëkk yi parce que ndam li du génn commune Bokhol ku gagné si dëkk commune nga nekk waaw loolu rek laa am li may wax. waaw dafay Bokhol Info dañu kontaan parce que le fait que muy relayer information yi di ko jox képp nga xam ne yaa ngi si biti nekkoo fi ngay xam lu xew Bokhol à temps réel donc là dañ lay remercier di la ñaanal yàlla parce que gis nañ ni yaakaar jàpp nañ ne fayoon la dara yaay def sa liggéey bénévolat waaye ñiy dimbale yi war na la xool ñu dimbale la xam ni war ku jar dimbale nga ku mat dimbale nga ku jar dimbale nga donc ñu dimbale la ba ëllëg nga am li nga xam ne mooy télévision ba lépp li nga xam ne information boo jógee Bokhol nga mën ko wane fépp àddina si yëpp ñëpp di ko tas ñëpp di ko gis. Allez, merci beaucoup. Bokhol Info ñoo ngi fii ànd ak benn militant fekk nañ mu voté ba pare ñu bëgg ko laaj vote yi nan la ko gisee ak mobilisation bi population bi def tey ñëw massivement voté amul benn violence fan laa gëj ci moom. gërëm bu baax di kontaan ci li ngay def bon vote yi lu ñu gis rek moo ji yàlla def na tey fii ci commune de Bokhol nit ñi génn nañu massivement voté mais li ci gën am solo mooy. def nañu campagne ci jàmm sans violence voté jot na ñëpp rang nañu voté amul xuloo amul xeex bon pratiquement loolu moo doon idéal bi donc am nañ ci mbégte quoi parce que wax dëgg yàlla ñun ñëpp benn lañu commune bi benn la c'est la commune qui gagne c'est ça. léegi looy wax après résultat yi pour looy sensibiliser nit ñi. waaw résultat yi lu ñuy wax rek mooy ku nekk li nga waroon def nga ko.
def nga sa campagne pare nga lépp li nga waroon def nga ko wax nga ak say militants léegi lu ci des c'est Dieu qui décide quoi li yàlla di def mooy yàlla mooy tànn nguur ki yàlla tànn rek yàlla na fekk mooy ki gën ci commune bi te mu liggéeyal commune bi loolu la population bi di xaar. waaw Bokhol Info moom mention spéciale parce que mi ngi def lu am solo te ñu koy ñaanal yàlla rek mu am dem bari am rajo am télévision am vraiment nekk ci média yu gën yu mag loolu lañ koy ñaanal di ko gërëm bu baax a baax. merci Lamine. waaw Bokhol Info ñoo ngi fii ci salle de toujours ba continuer di suivre électoral bi mais lépp ñu jaar yoon jusqu'à présent ñoo ngi ci presque 17 heures léegi ni ñu président Sénat moo nekk nii ñu laaj ko nan la gisee bureau 2 bi. waa Bokhol ñu ngi leen nuyu bu baax ñun ñoo ñëw fii représenté Sénat comme fii ci bureau 2 wax dëgg yàlla élection yi xaw na metti nag xaw compliqué parce que nu mu nekkee ci ñaari vote yi muy benn municipal ak départemental loolu moo tax mu xaw a yéex tuuti xaw a compliqué mais sant yàlla alhamdulilah Bokhol moom jàmm ngi fi te vote bi moom am na compréhension ñëpp ngi voté ci jàmm loolu daal moo fi am macha allah ñëpp ngi voté ci jàmm. Bokhol Info ba tey ñoo ngi fii di xool militants yi gis nga ñoo ngi jàkkaarloo Abdou Sarr moom it voté na ba pare ñu bëggoon a laaj Abdou mobilisation bi Bokhol def ren te lii c'est la première fois dans l'histoire de Bokhol mobilisation bu toll ni ci électeur même présidentielle jaru amul woon te ñu bëggoon xam yow la fan la àgg ci yow looy sensibiliser population bi. leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen jéggul te di leen baalu àq di leen remercier beaucoup si opportunité bi nga ma jox pour mën a waxtaan ak wax ak kii bi vraiment ren moom macha allah parce que Bokhol je pense que ni yàgg nañu fi voté mais vote yu mel nii c'est la première fois ndax vraiment y a une mobilisation ba nga xam ne bii kenn mënu wax fu mu yem bon nit ñaa ngi nii rang ba léegi macha allah kenn xamul kañ la ñoo pare donc dafa nekk la nga xam ne daal vraiment lu exceptionnel la ren fii si Bokhol donc même présidentiel yëpp jàll fi loolu mos si am lii nag c'est la première fois xëy na nag lu ko waral dañu yàgg mooy candidat yëpp parce que Bokhol la ñu bokk ndax candidat yëpp sont des natifs du village ñu bokk benn village ñoom ñëpp ñu natif du village loolu tax xëy na ñëpp kenn ku nekk nag sa entourage jóg liggéey li ko war pour nga ñax ñi nga gagné te loolu moo tax mobilisation ñëpp mobilisé wu ñëw ñuy ñaan rek vraiment fair play bi am nii parce que vraiment fii fi am ambiance bi fi nekk boo fu ñëwee doo xam sax ko ànd kii ko ànd kële ñoom ñëpp bokk ndey bokk bàyyi vraiment mu nekk benn fair play ba nga xam ne bii vraiment du ñuy ñaan rek mu continuer ba affaire bi jeex ku yàlla jox ndam li ñoo xam ne moom la yàlla jox ndam li yàlla mooy fale ñun ba doo def suñu war a gor rek mais yàlla mooy fale ku war faloo yàlla fal na ko bu yàgg waaw kon nag ñun suñu war a gor rek la ñuy def waaw mais yàlla mooy fale ñu ñaan rek ñu def ko si jàmm ak salaam ñu bokk ndey bokk baay bokkal la ñun ñëpp na bokk benn famille ñii nekk candidat c'est la même famille ñun ñi di voter c'est la même famille kon donc warul am xiiroo warul am ŋaayoo nañ ko def si jàmm ak salaam voté kenn ku nekk ba voté nga ñibbi résultat yi génn ku gagné ñu feete ko ñun ñëpp ñu àndoo feete ko ndax ñun ñëpp c'est la victoire Bokhol rek la kon ñun ñëpp ñu àndoo feete ko souhaité ko moom tamit yàlla gunge ko ba moom lu mu bëgg réussir mu réussir ko ñun ñëpp lu ñu si doon wut mooy réussir Bokhol réussir commune Bokhol donc ku si gagné rek loolu lay ñaanal nga yàlla may la kattanal la ba la nga bëgg yàlla defal la ko nga mën a gérer Bokhol yëpp commune bi yëpp def kenn ku nekk lu mu soxla nga defal ko te yàlla mën na ko te yàlla da nga def donc sooy boobu lañu si di def vraiment di encourager ñëpp di gërëm ñëpp vraiment mobilisation moom c'est exceptionnel ren moom c'est la première fois lii am si Bokhol d'abord balaa 6 heures di jot parce que ñëpp dañu tëj bureau yëpp dina tëj actuellement nii 6 heures ngay bëgg jot ci bureau yi macha allah parce que xaajuñu kon donc ce qui signifie vraiment loolu moom vraiment lu am solo la waaw lii nag da ngay ñaan mu continuer ndax lii mooy citoyen luy devoir mooy dafa war voté ji devoir citoyen mooy voté ji donc citoyen boo ne man citoyen la pa dem tëdd sa kër da nga man du ma voté doo citoyen dafa war def devoir am mooy voté boo defee sa devoir pare nag laaj sa droit nag bu ñu la ko joxee yëpp fekkee ne yow def nga sa devoir nit moom loolu da ngay matal devoir pare laaj sa droit bu ko defulee nga xam ne dafa ko benn yoon nga xool la nga def loolu rek moo fi nekk waaw loolu laa doon wax vraiment di la remercier bu baax parce que yii aussi dafa baax si dëkk bi donc day tax population bi ñu xam qu'est-ce qui se passe ñu yeewu tamit si dëkk bi nu muy doxee ñu xam ne ñu ñëpp benn lañu donc yi ngay def nii di ko teg si kii bi vraiment c'est très important nañ ñu xam lu xew c'est très important vraiment ñi nekk fii xam ñi nekkul fii tamit xam ne dëkk bi vraiment benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar waaw vraiment maa ngi lay remercier bu baax a baax waaw merci beaucoup
gis ngeen ba tey ñoo ngi topp élection yi gis ngeen kii moom jotagul dugg léegi Boucar ñu laaj la taw mobilisation bi noo ko gisee ak rang bi ndax metti na wala mettiwul. waaw soo ba léegi taxaw ndax bu bëggee woote bu mel nii ba mu juddoo léegi maa ngi koy doog a gis incha allah yal na yàlla def jàmm rek incha allah. benn la ataay ji benn boo xam bokk fi wala ko bokk fee jàmm incha allah jërëjëf ku gañe baax na ku gañe rek bokkal gañe bu dara ñëw boobaag léegi yàgg na tey ñoo ngi def ba si tey rek du gën a bokkal ànd ay bokkal gañe rek bokkal lay des yéen yàlla jàmm rek incha allah bokk info ca kanam waaw Bokkal info yàlla dogal na parce que vote bi commencé nañ ko ci bisimilah ba mu àgg ci alhamdulilah rabbil alamin benn violence amul benn problème amul léegi nag ñoo ngi nii jàkkaarloog superviseur Sénat bi léegi ñu laaj ko élection journée tey bi fan la àgg ci moom. asalaamaaleykum wa rahmatullah donc waa auditeur ak auditrice su Bokkal info donc voilà di sant yàlla ginnaaw bu ñu ñëwee ci bisimilah rahmaani rahim tàmbali mbir yi ci suba 8h ba nii daal vraiment daal ñu ngi sant yàlla gisuñu fi benn incidence waaw te waruñu sax gis incidence parce que ay mbokk neen lañu quoi wax dëgg yàlla donc vraiment tout s'est bien passé. Et donc parti yi doo leen sax ràññale bu baax doo mën a xam ne kii fii la bokk wala leneen donc vraiment loolu am na solo lool donc vote bi daal jaar na ci yoon amul benn incident ni violence wax dëgg yàlla. waaw amuñu benn jafe-jafe wax dëgg yàlla ah contrôleur yi vraiment kenn ci ñoom amul benn jafe-jafe. Voilà, donc nous remercions Allah d'avoir donc commencé donc vraiment dans la paix et terminé également dans la paix. Donc il n'y a pas d'incidence à noter donc ni à signaler. Et vraiment il y avait le fair play donc entre les différents donc leaders. Hein. On ne ressent même pas que vraiment tel ou tel est de tel parti wax dëgg yàlla donc vraiment ça c'était à noter donc tout s'est passé en tout cas dans la sécurité s'est bien passé donc dans les règles de l'art franchement il y a aucune violence à noter voilà merci beaucoup. dafa may woon rek ni Bokkal dégg nga ñoom benn lañu ndax suñu commencé ci campagne bi. ba campagne bi teer amul benn incident xëy na dégg nga dañuy wax rek ni ñun ñëpp noo bokk te dañoo ñaan yàlla ki gën ci Bokkal yéen na ko yàlla jox ndam li kon bu ñu xëyee ci wote yi élection bi wote ba ngoon doy ba 6h doy ba am bureau yu commencé tëj am bureau yi nga xam ni dégg nga dañoo àggale continuer dégg nga nit ñi ngi taxaw kon dañuy xam rek ni Bokkal tey taxaw nañu ci taxaw ba nga xam ne bii dégg nga taxaw bu rafet la. taxaw bu mu wane ni ay bokk lañu ndax amul benn xëccoo amul benn ŋaayoo problème su bëgg naroon am sax dégg nga nit ñi ñooy toog waxtaan ci dégg nga ba mu réglé ba amuñu benn problème kon ñu ngi ciy sant yàlla di ci gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñuy participer nañu ci. waaw fu mu ci àgg rek mooy dégg nga dañuy xam ni dégg nga jamono bi moo soppeeku te li ñu doon wax mooy lu am kon dégg nga ñi jamoon jàngi. bu ñu ñëwee fekk fii dégg nga ñi nga xam ne ñii ñoo desoon ci dëkk bi ñu waxtaan ba ànd dégg nga juboo nekk benn mbooloo mi ne tey li fi ñëw tey dégg nga musul am ndax musuñu toog dégg nga bureau de vote continuer di voter ba 8h wala ba 7h lay te ren la mus am te xam naa ne itam dégg nga lu ko indi mooy dégg nga maam am na ci bureau de vote yi nga xam ne dégg nga dañu xaw bare ndax bureau bu def presque 500 et quelques personnes
loolu moom dégg nga sous-préfet war na ci seet waxtaan seet ci ba mu jéem fexe dégg nga bu ñu daan bu élection amatee ñu bañati dégg nga def lu ëpp sa 400 parce que problème bi mooy dégg nga bu ñu amee lu ëpp 400 rek mën nañu guddee ci kii gi ndax bureau yu am 400 yi nga xam ni dégg nga ñuy tuuti lañu yëpp teeral nañu teel te dégg nga mu des dégg nga ñetti bureau yuy des ñetti bureau yooyu des nag ñoo ngi ñaan yàlla yenn yàlla def jàmm ci biir ak ci biti. waaw li may dénk askan wi rek mooy léegi dégg nga maam wote bi jeex na. bu subaa bu nu xëyee xam ko nga xam ne kii moo jiitu nun ñëpp nañu topp ci moom liggéey ñu jàppale ko ba nga xam ni ëllëg bu ñu taxawee danañu xam ni dégg nga jàppale nañ ko pour que dégg nga bokkal jëm ci kanam ndax ku jàppale dégg nga ki ñu fal ki kon bokkal nga jàppale mais jàpp. waa Bokkal info moom dégg nga maam mënuñu lu dul dégg nga di leen gërëm di leen sant ndax bu fekkee dégg nga dañu toog fii di def dara dégg nga muy génn. Bokkal info di ko génne dégg nga kon dañ ciy kontaan ba suñu mbokk yi nekk àll ñëpp gis ko léegi exemple bi dana wane ni dégg nga maam bu ëllëgee même ka nga xam ne kii dégg nga maam da nga bind woon feneen doon fa wote bu ëllëgee dana tax nga sawar ñëw wote si Bokkal ndax. Bureau numéro 6 élection départementale nombre d'électeurs inscrits 440 nombre de votants 243 nombre de votants hors bureau 1 nombre de bulletins nuls 4 nombre de suffrages valablement exprimés 239 ont obtenu coalition Defar Sa Gox 19 CPGE Nayler 115 Benno Bokk Yaakaar 85 Grande Coalition Wallu Sénégal 20 kii liste départementale bi la léegi ñu ñëw ci liste municipale bi liste municipale bureau numéro 6 nombre d'électeurs inscrits 440 nombre de votants 242 nombre de votants hors bureau 0 nombre de bulletins nuls 4 nombre de suffrages valablement exprimés 238 ont obtenu coalition Yewwi Askan Wi 39 coalition Benno Bokk Yaakaar 78 coalition Defar Sa Gox 8 CPJE Nayler 113. Numéro 5 nombre d'électeurs inscrits mooy ñi nga xam ne ñoo bindu ci liste yi 577 la nombre de votants mooy ñiy voté 358 nombre de votants hors bureau originel mooy ñi nga xamante ne beneen bureau la ñu bokk bëgg voté fii mooy 0 seen lim 0 la nombre de bulletins nuls 17 mooy bulletins yi nga xamante ne baaxul nombre de suffrages valablement exprimés 341 mooy ñi nga xam ne seen voté baax na ont obtenu Wallu Sénégal 20 Benno Bokk Yaakaar 126 Nayler 173 Defar Sa Gox 22 loolu mooy résultat yi nga xam ne moo fi ruus ci élection départementale yi ñu liir yi nga xamante ne moo fi ruus ci élection municipale yi nombre d'électeurs inscrits 577 nombre de votants 360 nombre de votants hors bureau originel 0 nombre de bulletins nuls 0 nombre de suffrages valablement exprimés 360 ont obtenu Yewwi Askan Wi 55 voix Benno Bokk Yaakaar 118 voix coalition Defar Sa Gox 15 voix Nayler 172 voix jërëjëf lii mooy lii fi riiso woon ci ay résultats ci élection yi nga xamante ne dañ ko couplé municipal yi ak départemental yi jërë ngeen jëf. bi ñu paree ci kii yi buñ dépouillé ba pare résultats yi pour département bi wàllu mu ngi am 19 voix maanaam fukki voix ak juróom-ñeent CPJS
Nayleer am na 154 maanaam téeméer ak juróom fukk ak ñeent. Defar sa gox am na 20 muy ñaar fukk. Benno Bokk Yaakaar am na 151 une voix muy téeméer ak juróom fukk ak benn. Pour municipal bi jox ma pour municipal bi. Yewwi Askan bi am na 42 voix maanaam juróom-ñetti fukk c'est ça ak 2 ak ñaar ah ñeent fukki voix pardon ak ñaari voix. CPGE Nayleer am na 148 téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett. Defar sa gox am na 7 muy juróom-ñaar. Benno Bokk Yaakaar am na 148 muy téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett. Merci waay jërëjëf. Concernant le bureau 4 de Bokhol, les résultats sont ce qui suit. Le nombre d'inscrits c'est 558, le nombre de votants c'est 344. Il y a 3 bulletins nuls. Nous avons les nombres suffrages valablement exprimés c'est 341. Et les candidats ont obtenu Benno Bokk Yaakaar 150 voix, Nayleer 147 voix, Defar sa gox 23 voix et Wallu Askan bi 21 voix. Ça c'est ce qui est du département départemental. Maintenant les résultats pour les élections municipales. Il y a le nombre d'inscrits 558, nombre de votants 345, nombre de votants hors bureau originel 0, nombre de bulletins nuls 2, nombre de suffrages valablement exprimés c'est 343. Nayleer 147 voix, Defar sa gox 12 voix, Benno Bokk Yaakaar 140 voix, Yewwi Askan Wi 48 voix. Voilà, c'est ça les résultats que nous avions ici au niveau du bureau de vote numéro 4 de Bokhol. Élection départementale yi bureau 3 CPJ mooy jël P am 167 voix. Deuxième Benno Bokk Yaakaar avec 149 voix. Troisième Defar sa gox avec 23 voix. Quatrième Wallu Sénégal avec 20 voix. Loolu mooy résultat yi génne ci élection départementale. Maintenant pour les élections municipales, maintenant CPJ mooy ñëw premier avec 168 voix. Deuxième Benno Bokk Yaakaar avec 146 voix. Troisième Yewwi Askan Wi avec 39 voix. Quatrième Defar sa gox avec 11 voix. waaw yooyu mooy résultat yi génne fii ci bureau 3 lieu de vote école Bokhol 1. Janvier 2022, nous avions nombre d'inscrits 568, nombre de votants 374, nombre de votants hors bureau originel on a 0, nombre de bulletins nuls on avait 4, nombre de suffrages valablement exprimés on a 370. Maintenant nous avons Defar sa gox a eu 22 voix. Nayleer à 172 voix Nayleer. Benno Bokk Yaakaar 142 voix. Wallu Sénégal 34 voix. Donc j'étais aux élections départementales, mais je m'en vais maintenant aux élections municipales. Sur les nombres d'électeurs inscrits, on avait 568. Nombre de votants 381. Nombre de votants hors bureau originel 0. Nombre de bulletins nuls on a 1. Nombre de suffrages valablement exprimés on a 380. On obtenu Defar sa gox 17 voix. Nayleer 168 voix. Benno Bokk Yaakaar 132 voix. Yewwi Askan Wi 63 voix. Donc voilà les résultats qui ont été obtenus au bureau 2 de Bokhol. Donc résultat yi daal lañ am xam naa ni moom teg ko ci wolof. El Hadj nekk fi di sa mag ñaawuloo ci terrain bi
toujours la nga war def yaa ngi koy def jox nga ko cër bu mat sëkk vraiment bay victoire am vraiment c'est sa WFTF li nga doon woon askan wi yëpp lii firndeel na ko tey El Hadj mi ngay doogam dugg këram amoon nga yeneen yitte nit ñi mënu la fekk si tey amoon na ña nga àndal mais loolu yëpp da nga ko bàyyi sa première occupation mooy nga ñëw féliciter sa mag kon ñëpp commune Bokhol gis nañ sa taxawaay kon lu lay wax mooy góorgóorlul parce que waxoon naa la ko toujours incha allah ci kanam parce que ñii tey ñooy suñu mag duñ leen di gunge rek am na fa xam bu fa tolloo incha allah du ñuy ñëw rek jàpp si ña nga xam ne eggal seen liggéey kon loolu rek lu leen wax si commune bi yëpp merci du courage. rek xam na ni kenn ku si nekk am nga ay yitte yoo nekk te am nañu xew-xew bu ñu fi wax léegi mais dañ ne woon lii mënut a ñàkk ndax depuis ce soir ba tey ñun ñoo nekk ñoo yenduwaale ñoo defandoo lépp li ñu doon wax rek la ñuy répété waat amul kenn ku gañe Bokhol moo gañe ndax ñun loolu la ñu gëm te loolu la ñu mas a doxee boo leen xoolee ñun suñu campagne électorale yëpp on a été très correct avec tout le monde ndax ñun loolu la ñu xam nit ki lu mu xam rek lay joxe lu mu am rek lay maye loolu la ñu xam moo tax bi lii amee li ñu njëkk a def mooy dañ ni résultat yi bu génnee ba leer képp ku mën a gañe ñun bu dee ñun la alhamdulilah bu dee keneen tamit dañ sol suñu dàll duñ ko woo téléphone dañuy sol suñu dàll dem ba ci moom félicité ko wax ka ni ko Bokhol moo gañe ndax quoi qu'il en soit 4 candidats yi fi nekkoon yëpp Bokhol la ñuy yeewoo te liggéey Bokhol dong moo ñu ñor loolu nag yàlla yow la tegaat dañ lay ñaanal mandat bii nga xam ne yaa ngi ci dem yàlla defal la ci li kaw sañ njort population yi gis seen bopp ci li ngay def incha allah ñun nag comme niñ koy waxee rek ay xale la ñu ñàkkuñu dara tollooguñu fu ñuy am bay ñàkk li ñu waroon def nit ñi soxla woon nañu wooñu ñëw nañu def nañu la ñu waroon def yàlla mooy maye yow la jox ñu ngi ko ci sant di ko wax alhamdulilahi rabil alamin di ñaan yàlla ndam li mu sedd guy ci yow ñu ngi lay nuyu di la ziar di la wax ni la lépp loo xam ne lii déggoon nga ko muy kàddu boo xam ne bi xëy na du niñ ko waxee noonu nga ko déggee wala ka wax du noonu la ko bëggoon waxee nga déggee ko noonu ñun ñu ngi ciy jéggalu ndax bu doon suñu sago kenn duñu wax ne am na bii baat jóge na ci kaw Mbaye Thiam dem na ci Alaaji wala dem na ci Abdou Gueye wala dem na ci Ablaye Dieng jàmm rek la ñu bëgg te loolu la ñuy prôné te incha allah loolu rek mooy am ñu ngi lay remercier di la gërëm macha allah yal na yàlla defal la jàmm. waaw asalaamaaleykum mbooloo mi gërëm suñu ñaari waajur bu baax a baax di gërëm Bokhol yëpp di leen gërëm bu baax a baax ndax Mbaye yow ak Malick mi ragaloon naa leen mais léegi gën naa leen ñeme ndax lu ko waral mooy yéen ñi ñëpp lu tax ma gën leen min gën leen xam mooy si campagne bi moo tax ma xam leen te lii dafa baax keroog bi ngeen ni ba ma déggee ñu ni yéen di ngeen posé candidat Alaaji nga ni li mu ko wax dem na ko loolu dafa baax lool ndax boo tëddee toog sa kër yaakaar ne yow kese yow rek yaa fi nekk di liggéey ñeneen suñu ñëwul li nga am doo ko génnee wala li nga maanaam boo tëddee rek yow kese nekk sa kër li nga war def yëpp doo ko def ngalla nag ba nga amee ay wujj ñëw pour jongante si bi ngeen ñëwee nag jongante wax dëgg yàlla def ngeen ko si lu maanaam lu rafet man ak yéen tey ñoom ñoo ma payee ndekki dañu ma fekk may ndekki xam nga loolu ñuy jongante Bokhol jàmm rek fi xaj leneen mënu fi xaju dul jàmm ñun ñëpp ñoo bokk sama nijaay ngi nii chaque jour que jëfee du ñuy wootante téléphone lu nekk lu ñuy waxante ah lépp rek lu ko waral mooy mu bëgg ndamam ma bëgg sama ndam mais yéen li ngeen def nii duñ ci kontaan trop di nuyu sama sang Ousseynou Diouf bu baax sama nijaay ma Diop ndax terrain bi yàggoon trop man ak ñoom la woon depuis Macky Sall ba léegi yàlla defaat ñu bokkaat ba léegi kon li ngeen amoon mébét pour liggéey ko ci dëkk bi Alaaji am mébét pour liggéey ko ci dëkk bi àllarba am loolu ñëw leen rek ñu ànd ñu liggéey teg lépp ndax c'est Bokhol ki gañ ndax li ngay waxoon ci final yi dégg nañ ko képp ko gañe dinaa dem si moom félicité ko tey loolu nga def tey wane nga dëgg yi fi jàmbaar dem mérité woo ñàkkuloo ndax sa mag moo gañe sa nijaay moo gañe sa papa moo gañe ñëwal nga doole ko ngeen jàpp yéen ñëpp ngeen ñëw ñu ànd liggéey incha allah Bokhol jëm kanam ndax Bokhol fii mu nekk nii war na fa war a gën dépassé yéen a nga Dakar moom ma ngi fii lépp li ngeen am si lu baax pour muy jëriñ Bokhol dugg leen ngeen ñëw Père Ousmane ñu ngi lay gërëm Père Ousmane Mody ñu ngi lay gërëm yéen bu baax a baax gis nañu taxawaay merci beaucoup jërë ngeen. waaw asalaamaaleykum ñoo ngi nuyu ku si sa tur ak sa sant di jiital si nuyoo bi monsieur le maire El Hadj Gueye di ko félicité di ko gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla mission bii nga xam ne yàlla teg na ko ci loxoom yàlla na ko àggaleeg jàmm. Je me rappelle en 2014 ba nga nu gagné j'étais le premier à être ici pour féliciter sa victoire parce que man damay wax ni damay nangu dogalu yàlla yàlla ma wax yonente bi waxal sa jaam yi naka nun yàlla inna allaha ma saabiriin naka nun yàlla noo ngi ànd ak aji muñi Mbaye Thiam nag bu mu ñàkkee
moom ma njëkk a wax dafa ma wax ni ma ñàkk laa gën a gëm ci am mu ñàkk bi dañ ko sóor teel avant muy ñëw moo tax bu ma amee métti wuñu sax parce que devoir citoyen rek mënu dugal ci terrain bi mais du luñ def suñu poste wala leneen parce que ku si nekk suñu def la fekk nga am xëy waaye ñu koy gërëm Thiam di la gërëm di la sant dama la yàgg wax ni la yow sa xol moo tax ñu topp la dëgg neex yàlla Thiam ah man de dama la bëgg rek te yàlla tax te bu fekkoon maire ñoo ko yoree dañ la koy jox mais maire yàlla moo ko yoree yàlla moo koy jox ku ko neex waaye dina ñaaw trop yàlla jox ko sa nawle nga bañ ko nangul moo tax ñu nangul ko El Hadj di xamal ne El Hadj du ñu nekk ay noonam jamais au plus grand jamais amuñu yéen yëkkati kàddu ko bat sànni ko parce que bu ñu ko sànnee suñu bopp El Hadj sama jarbaat la mais Thiam sama jarbaat la dama am péete nag wane fa ma féete parce que man noonu lay fonctionner fa ma nekk ñëpp ñoo xam ne fii laa nekk fa ma nekkul nekkuma fa waaye du sunu noonu moom sunu adversaire rek la te adversaire mooy combat la bu combat bi jeexee nga nangu dogalu yàlla te jàpp naa ni yaa gën ci bokkal ndax boo ko gënul yàlla du ko def parce que yàlla nee na moom ay bagaasam juum amu ci moom du juum lépp lu mu def noonu la moo tax ñu nangul ko kon maire ñu ngi lay féliciter di la gërëm di la sant di jégalu sa njaboot sax parce que yenn saa yi daañu yëkkati yenn kàddu na ko ñun koo jëlee ñun nañ koo jëlee sax du bokk nag parce que tooñante cokkaas politique laa koy jàppee mais nit da koy jëlee dem di la wax ni pour grandeur ñun am nañ ko sax ndax sa njaboot ba ki Demba Ndiaye sa benn doom ñëw na ba si man saaga ma ndey mais dama ko jéggi rek dam ne ko la ci kanam moo ëpp loolu parce que nous sommes des grands hommes nous ne sommes pas nés petits nous n'allons pas mourir petits nous sommes grands parce que la grandeur d'un homme c'est l'esprit maam Ibba daf ma wax ni ma bu mu nekkee France tubaabam ba daf ne ko le développement que ce soit au niveau des peuples comme au niveau des nations ça reste toujours une question de mentalité et nous avons une mentalité forte sëñ bi loolu moo tax ñu topp ko kii sàngala wax dëgg neex yàlla ñoo ànd ak moom mais suñu xool dafa sedd guy ci moom dañ koy jiñ sax leneen la dul politicien wax dëgg neex yàlla ci mbaax gi ci yaatal gi El Hadj ci daal nit ku baax la sa mbaax yéen na ko yàlla dëgëral Thiam ñàkkunu tey la ñu gën am ndam parce que ndam du dara mooy la dul la yàlla dogal la nga nangu kon yal na la yàlla fay yal na la yàlla sàmm yenn saa yi sax gars yi ne ma may sa Farba Ngom déedéet du ma sa Farba Ngom c'est parce que ñeen ñu ko daan defante maa ay ndeysaan ñun dañ la bëgg rek ci la tax loolu la ñu ay ndeysaan macha allah. wax tuuti ci wolof bi nag nekkul xam nga dégguma wolof bu baax wante wàcc mu dem ma wax. da nga wax sekk. dégg yaa ci sama banquier bi. waaw da ngeen def leen jof kii liggéey la rek. wallaay ndeysaan li ci nekk rek mooy Alaaji gàññeen am ngeen xam-xam am ngeen ay nit yu ngeen xam ñu leen ànd ak moom liggéey. c'est ça wallaay. waxtu bu yëkkatee liggéey wala mu am programme ñu leen ànd xelal nu ci liggéey bi jàppale ko noonu yëpp ñu jàppale ko ndax liggéey commune bi moo ko tax a jóg. kenn gàññewul commune bi moo gàññe c'est pas bokkul kese moo gàññe kenn gàññewul bokkul commune moo gàññe ñu ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla yokk seen warsik defal leen jàmm. loolu rek la ñuy jaar mbere ba kontaan nañu li ngeen def min beltimaka mbaɗɗon ko mbeɗa min jetta Allah mbeɗa min jetta moon mbeɗa min ganden moon commune o ko gooto bokkul gila ɗo ha guij Dakar hakkare fof ko commune tan tinne ballodire gondon nani de gondon ballodiron jaggodiron goto fof adda gandal mum e jawdi moon jaggora noon Alaaji Gueye mbaɗen développé commune o enen dendi ɗum Diallo yo Allah reen yo Allah waɗ sutura merci beaucoup. Assalamu aleykum mbooloo mi ñi ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi monsieur le maire El Hadj Gueye di suñu nijaay di suñu papa di suñu mag niñ ko daan waxee di sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant yàlla nag sant yàlla bu wér moom mi ñu may ñu tàmbale ci bismillahi rahmaani rahim ba yeggali tey ci alhamdulilahi rabbil alamin te dara ñaawul ndax loolu yombul di wax nag ne tey moom bisu sant yàlla rek la beneen bi ci des mooy li ñu indi fii mooy félicité la ci ndam bi nga xam ne loolu la yàlla jox ñun luñ ci gëm rek te gëm ko mooy yow yaa gën ci dëkk bi ndax loolu moo daan suñu ñaan yaakaar naa ne fu ñu mos a waxee dañuy mos a wax ne képp koo xam ne moo gën ci dëkk bi yal na yàlla jox ko ndam li kon tey yàlla ko yàlla jox yow yaa gën ci dëkk bi kon nag comme yow yaa gën ci dëkk bi pare nañu pour taxaw Bokhol a besoin de ses fils pare nañu pour jàppale la ci foo ko soxlaa ak ci noo ko soxlaa di wax ne ñi ngi lay gërëm ñi ngi lay sant ñi ngi lay ñaanal yàlla yàgg naa kaa wax fu ma sa taxaw te loolu aussi moo nekk li ma gëm ñun daal wax dëgg yàlla suñu xol sedd na man tey jii dama nekk nit ku féex bi nga xamee résultat yi dafa commencé di tendance bi di kii ma ne alhamdulilahi rabbil alamin ndax tey ji fekkoonte ni féyte woon na feneen mënoon na gën a ñaaw wala mënoon na fekk jiguñu donc lii jar na sant yàlla kon yàlla na la jig
ndam bii ngay mandat bii ngay tàmbali na nga ko yàlla na nga ko tàmbali ci bismillahi rahmaani rahim yeggale ci alhamdulilahi rabbil alamin yàlla defal la ci ndam bu gën a kawe sa njort lépp loo xam ne yaa ngi ko doon mébét pour commune bi yal na yàlla yombalal la ko ba tekk ci sa loxo ba yaakaaru nit ñi nga xam ne ñoo la woteel ak ñi la woteelul ñëpp yàlla mën a mottali yaakaar boobu loolu lañ lay ñaanal di wax ne ñun nag wax dëgg yàlla Bokhol rek moo ñu ñor amuñu leneen lu ñu intéressé lu dul Bokhol suñu suba ak suñu ngoon suñu guddi ak suñu bëccëg mooy dëkk bi ndax dëkk bi dañu war a delloo baatu ci ndaa la dañu jàpp ni dëkk moom ay doomam rek ñoo koy liggéey donc loolu suñu ngëm-ngëm la moo tax ñu ñëw fas yéene tàmbali liggéey li nga xam ni moom mooy dëkk bi di wax nii nag tàmbali rek la donc ñu ngi ciy sant ñu ngi ciy gërëm di delluwaat nag sant yàlla sant ñi nga xam ne ñoom la ma yàlla boole loon ci mbir mi ndaxte ba ñu tàmbalee ba léegi maa ngi ay gor yoo xam ni bàyyi nañu seen kër ñii bàyyi seen i liggéey ñii bàyyi seen i tool ñii jël seen alal def ci ñii bàyyi seen bëgg-bëgg ni ma yow la ñu yaakaar donc yow la ñu yaakaar googu nag amul dara lu ko jënd moo tax ñun tamit li nga yaakaaroon ni mooy suñu kéemtalaay kattan def nañ ko ci waaye nag comme ni ñu koy waxee ñu ngi doon bàyyi xel yàlla loolu lu ñu mos a taxaw wala fu ñu mos a taxaw doon nañ ko wax xamoon nañ ni bis bii dina ñëw xamoon nañ ni nda am ak ñàkk ñoo ànd jaam moom wut rek moo ko war wutit bi na rafet sant nañ ci yàlla ndax wut bi wutit nañ ko wut bu rafet ñàkk na ñoon ñàkk bu rafet kooku aussi dañ koy gën a rafetal di delluwaat di la sant di la gërëm di la ñaanal yàlla di ñaan yàlla ndam bi yàlla na la jik te lépp loo xam ni ndam la wala loo xam ni yaakaar nañ ko commune bi jaare ci sa loxo dem ci émergence yéen yàlla defal la ko jërëjëf. jot gi maye na ko te wax ji taweeku na ba yegg si fii mënatuma ci bañ a wax ginnaaw bu ñu sante yàlla julli si Muhammad ñu ngi sant suñu ñaari waajur mais di sant population Bokholois bi yëpp sant commune Bokhol yëpp. parce que élection bi du woon élection Bokhol village mais dafa nekkoon élection commune Bokhol yëpp population boobu yëpp nag kenn ku nekk la la ci waroon def nga ko na nga ko war a defee li nga xam ne nag moo ci nekk mooy yàlla mooy dogal yàlla li mu dogal tey xëy na mooy lii nga xam ni moom mooy li am muy ma gagné élection yi mais Mbaye Thiam ak yeneen candidats yi dama leen wax ñoom kenn démérité wul ci ñoom parce que engagement bi nga xamante ne déjà am nañ ko maa ngi koy wax léegi ni ko dama am fierté su ma demee ba am samay doom yu osé taxawal seen candidature mën a def seen plan de communication def seen plan de campagne jàkkaarloo ak man ba mën a am résultat yi ñu am man dafay nekk benn fierté ci man que ni li ma doon ñaan yàlla may na ma ko parce que commune Bokhol ginnaaw dafa juddu 2009 bare taarix xam soreegul man maa fi nekkoon boobaak léegi su ma demee ba gis ni tey gis naa ñoo xam ni ay relève lañu yu mat sëkk sama xel day dal loolu nag dafa yaatu xëy na ci commune bi yëpp gis nañ fa ay expertise yu mel ni yéen yoo xam ñoom ñëpp mën nañu xaar li nga xamante ni mooy li ñuy xaar muy ay relève kon donc dama leen di féliciter sant leen gërëm leen loolu dama ko wax sànq ma ni Mbaye Thiam nag ñoom ñëpp sama doom lañu sama rakk lañu ñoom ñëpp xëy na ñu ngi doxal li nga xamante ni mooy leen war mais moom moo ci gën a feeñ ndax ci campagne bi dégg naa ñaari yoon mu tudd ma yoo xam ne day jël benn jagale jëmee ci man sama baay Alaaji Fan Ndiaye laa koy jox loolu am na solo parce que li muy wane mooy tekkiwul li mu def du manque de respect du adversaire am la du leneen mais dafa nekk benn mbir boo xam ne lu noble la mu nekk cëru gor bu nekk war koo dagaan kooku dama ko comprendre bu baax a baax bu leneen amoon tamit ni nga ko defee noonu laa koy defee parce que damay jàpp ni ay la yëwan fii la ma ko yàlla yamale te lii nga xam ne kii nga xam ne moom la yàlla indi moo ko war a continuer ma ñëw taxaw sa wet jàppale la ci li nga xamante ni mooy suñu expérience yi ñu am donte lee du xëy na du xam-xam mais expérience bi ñu capitaliser la nga ci soxla duñ la ci doon fekk gunge la ci parce que duñu wàññi dara ni nga ko waxee ni commune moo ñu ñor dëkk bi moo ñu ñor loolu dafa nekk lu wér ak beneen acteur bu mu mën a doon boo xam ne li ngay def dafa jublu ci defar dëkk bi wala dimbale nit ñi fu ñu la fekk dinañ la accompagner suñu kéemtalaay kattan mais ñu ngi lay ñaanal yàlla
lii nga xamante ni def nga ko na nekk yàlla def mu nekk benn acquis boo xam bi du am tànki ginnaaw tànki kanam lay am ci lii nga doon wut ak leneen loo dëgmal lépp loolu yàlla def ko ci ñu leen di sant leen gërëm di waxee tamit ni nga félicité sa gars yi ma neen maa ngi koy félicité ñi ma àndaloon parce que ku nekk xam ne campagne électorale dafa ànd ak saytaan yu bëri mais xale yi góorgóorlu nañu yaakaaroon naa ni ren bi nga xam ne nii c'est rare 4 candidats yu dëkk ci benn dëkk boo xam bi rëyul lool comme Bokhol xëy na boo leen Dagana mën nga ni yaatu na wala Richard Toll mais lu mel ni Bokhol ñeent yëpp dëkk ci biir dëkk bi te amul benn dérapage boo xam bi sore na loolu duñ koy sante yàlla loolu xëy na ñi fa acteurs yi ci nekkoon kenn ku nekk amoon nga grandeur am ay dépassement yoo xam ni moo tax loolu amu fi kon ñoom itamit maa ngi leen sant bu baax comme ni nga sante say soldats yi man itam maa ngi koy sante éléments yi ma àndal yëpp ci liggéey bi bu ñu yegg si fi tey man def élection ci jàmm ak salaam école bu ni mu mel sànq ku nekk xam nga ni ay nit rek moo fa mën a nekk mais ku nit di bu fa duggee mën na yàq kon loolu vraiment ñu ngi koy sante yàlla di ñaan yàlla may ñu def ci lu gën ci dëkk bi grand OG nag ginnaaw am nañu occasion bi mu fekkee ko duñ koy lancer xëy na ba buñ koy officialiser duñ ko bëgg a honorer comme le maire honoraire de Bokhol parce que daf ko taxawee daf ko liggéeyee te tey foofu la toll incha allahu rabbi daañ ko defal cérémonie def ci délibération nga nekk le maire honoraire de Bokhol pour lépp loo xam lii taxawaay la ci wàllu social conflit les daayira et tout commune bi bàyyi la ci fànn googu nga koy doxal parce que wax dëgg yàlla mate nga ko ñu lay sant bu baax di gërëm di la gërëm di gërëm docteur di gërëm Malick di gërëm vraiment staff bi ngeen àndal yëpp docteur Diop ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci yowee tamit accompagnement bi à tout moment mi ngi suñu ginnaaw di ñu joyanti di ñu xelal moom tamit wax dëgg duñ koy sant bu baax di ko gërëm foofu laa doon yemale kàddu yi di leen sant di leen gërëm kon grand OG après nga tëj. bismillaahi rahmaani rahiim man tey presque soo doon wax waxoon naa sànq mais dootuma mënti wax parce que monsieur le maire li nga fi wax solo li nga xam ne ni man tey mën naa wax ni li mag ñi daan wax ni tey bu fi yemoon mu neex man sama yéene dafa mel na yàlla tey la doon xaar pour sottal yéene bi mooy doomaanu Bokhol nekk benn pas plus tard qu'avant-hier si meeting de clôture bi je m'excuse donc parce que tudd naa seen tur candidat yëpp docteur Mbaye Thiam Abdoulaye Dieng àllarba monsieur le maire foofu parce que c'était dans ce sens-là laa bëggoon wax ni il faut que ngeen xam ni nun xam nañ leen xam bu doy suñu doom ngeen suñu rakk ngeen yàgg nañu gis te yàgg nañu demante yéen te xam nañu seen yéene si dëkk bi te yéene bi ngeen am nun mag ñi loolu la ñu amoon si dëkk bi doon ko doxal suñu ay mag yi fi nekkoon ay feu Amar Sey feu mag ñëw ni macha allah tabarkalla def seen wàll liggéey si dëkk bi ba dem nit ñu ñëw si suuf jël mission boobu ak flambeau boobu di ko doxal ba ñu gis ay ñu mel ne yéen di borom xam-xam di borom pastif di borom liggéey di borom expertise bëgg ko doxal si biir dëkk bi ñu kontaan si lool kontaan si trop moo tax bi lii amee candidature yu bare ñun ñu amoon yéene ni daañ si dox daañ si wax ba nga xam ni lépp lu am aussi bu demee ba teel si doxalin bi ak si fin bi yëpp daañu def ba ñu ko séq daañ ko séq ak jàmm bu mu teel ak jàmm ba yàlla seet ku gën si ñun ki gën si ñoom si dëkk bi mu jox ko ñu ñëpp ñu àndandoo di mag di xale di ndaw jàppale ko parce que ku ñu jàppale si dëkk bi la. ma préciser ni élection yi ñu wax nun fii si Bokhol du ñu xam ni commune Bokhol du ñu xam ni village yu Bokhol bokkul ak ni ko waa Dakar yi di gisee wala ni ko waa Ndar yi di gisee nun dafa nekk lu nga xam ne nii dafa nekk suñu xol suñu dëkk suñu réew suñu commune moo lu ñu bëgg suuxat
te ku ko bëgg suuxal nag foog doomaan yëpp ñu nekk benn. Ñun c'est dans ce cadre-là moo taxoon ñu ñëw accompagner leen que ça soit monsieur le maire que ça yàlla def na nag monsieur le maire moom yàlla dafa def ñu yàgg di dox ci yu mel nii ak ñoom Ousmane cité naa ko ak ñoom Ousseynou Diouf ñi ak ñoom Tidiane Diaw wax naa ko keroog si meeting bi te je ne le cache pas et je maintiens ça et je dis que ñun loolu duñ ko war di ko suuxat te bu ñu gisee lu mel nii na nga xam ni ëllëgal si biir dafa ñuy dooleel dafay dooleel dëkk bi en tout cas ñun fii lu ñu juddoo fii lu ñu yaru fii lu ñu jàngee fii lu ñu jógee fii lu ñu toog lépp lu ñu am dëkk bi moo tax Bokhol moo tax lépp lu ñu amoon si bitim réew si def ko fii moo ñu gënal kon nag bu ñu gisee suñu ay rakk suñu ay doom suñu ay kii di xalaatee loolu di defee loolu on ne peut que les accompagner on ne peut que di leen ñaanal yàlla loolu def sa docteur Mbaye Thiam tey li nga def c'est un geste ba nga xam ne c'est un geste noble yëfu gor la yëfu taalibe la yëfu xam sa wareef la yëfu xam li nga war a doxee te loolu du xale du mag kooku cëru yàlla moo la koy cërale sa àdduna yëpp xam nañ leen bu baax parce que si dëkk bi luñ dëkk te yàgg nañu ànd ak ñoom si feneen wala si leneen donc boo defee lu mel nii tey nga am hauteur am grandeur lii am tey yàlla dogalee que nii nga jël sa tànk coûte que coûte li nga nii rek moi je suis que ni tu l'avais bien réfléchi enfin ngeen baal maax c'est-à-dire li nga xam ne lii da nga ko toggoon sa xol mu ñor la te nga waroon ko feeñal tey parce que ñun bi ñuy ñëw nii suñu yéene mooy comme am na lu xew fii te muy tiis ba nga xam ne ñun ñoo ko bokk monsieur le maire dafa joxe ordre ni bu kenn yëngatu bu kenn dara du ñu ñëw dugg nànk dem si dëj bi waxtaan ak ñoom ba beneen yoon waaw le fait que ñu ñëw dugg eggaguñu sax ñu ne docteur yi ngi ñëw day ndokkali ça veut dire que c'est quelque chose nga xam ne donc préparé c'est pas quelque chose que qui est venu comme ça dafa nekkoon sax bu nekkee sa xol c'est parce que am na lu tax mu nekk sa xol loolu nekk sa xol nag pour yéene def lu baax si biir dëkk bi ah parce que yéen ñëpp pratiqué naa leen te yéen ñëpp gis naa ni campagne bi doxee gis naa yéen ñëpp yëg naa seen wax si defar xale yi nag def kenn mënu leen maîtriser mais yàlla def ngeen seen warugar def ngeen seen kii ba yàlla commencé nañu ko si bisimilahi rahmaani rahim terminé ko si alhamdulilah di si sant di leen si sant yéen les ténors là nga xam ni yéen a ko jiite te bu li woon yéen peut-être lii am si yeneen dëkk yi ñoo fi am parce que ñëpp c'est la génération des jeunes feux ah nga xam ni kattan doole rek mooy seen kii mais bu ñu àndaloon ay borom xam-xam ay kilifa yu mel ni yéen tey kon dana demee neneen ñu ngi siy sant lu baax te xam ni dëkk bi amul leneen lu fi xew lu dul lii moo fi war xew suñu ay maam suñu ay maamaat suñu ay papa suñu ay mag ba ñu egsi fii kon nag amuñu droit lii ñu koy bàyyi muy bu ñu xam ne rek fii bu ñuy liggéey pour commune bi la commune bi pour Bokhol la moo jiite affaire bi parce que la preuve ñeenti candidat yu commune bi yëpp fii ñu soxee ko mais ça veut dire quelque chose yàlla lépp lu muy def dafa am ñi koy jiite yàlla def na commune Bokhol waa Bokhol ñoo koy jiite kooku yàllaa ko def te commune bi see bopp aussi xam loolu boo gisee résultat yi tey yow résultat yi nga am si biir commune bi mais du bokk rek Abdoulaye Dieng du bokk rek ça veut dire que dëkk boo dëkk dem am ngeen fa dara mais loolu duñ ko war a sante Bokhol xam ni kon ñun sas la si ñun sas la si waa Bokhol ñu xam loolu xam ëllëg si biir lépp luy xaw ñu war leen sóoraale xam ni aussi loolu dafa bokk si lu ñu war doxal loolu daal man laa amoon lu may sànni ngeen baal maax ngeen baal maax monsieur le maire nag leen vraiment dama dégg Mbaye ñu ngi leen di ñaanal ak seen ñu ngi ñaanal waa Bokhol yëpp di ñaanal candidat yi fi nekkoon yëpp xam ni li nga wax daal moo lu ñuy jàpp ni moom la Abdoulaye Dieng wax moom la Alarba wax te ñun ñëpp ñu benn suñu dëkk bi ñu liggéey ko mu jëm kanam
suñu commune bi ñu liggéey suñu hôtel cadre yi nekk si biir ak borom xam-xam yi nekk si biir ak mag ñaam expertise si nekk si biir ñëw jàppale leen ñun ñu jàpp si ay mag lañu bi ñu toog fële di leen jàppale di leen conseiller yëpp nekk benn ngeen bañ ñox maa ngi nuyu ñëpp. asalaamaaleykum Bokhol Info moo leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam waaw di la nuyu yow Lamine bu baax waaw di jël nuyoo bi aussi comme ni mu ko waxee woon départ rek di ko teg ci suñu loxo candidat docteur Mbaye daa boo xam ni dëgg candidat bu jara àndal candidat bu ñàkk keñaan comme ni mu ko waxee woon yàlla def na tàmbali woon nañ ko ci bisimilahi rahmaani rahim mu àgg ci alhamdulilahi rabbil alamin yàlla dafa ñu ci sutura ba amuñu ci benn tolof amuñu ci benn jafe-jafe boo xam ni wax dëgg fa yàlla dal na suñu waa parti kon loolu dañ koy sante yàlla beneen bi aussi di wax dëgg fa yàlla jongante la yàlla def ñu dem nañu yàlla def ñu jël deuxième ci jongante bi kon loolu aussi tamit dañ koy sante yàlla bu baax a baax di wax ni moom adduna nii waaw aussi di féliciter ki nga xam ni moom mooy monsieur El Hadj Guèye monsieur le maire El Hadj Guèye ñoo ngi koy féliciter bu baax aussi di encourager aussi suñu candidat bu baax a baax di wax ne tamit yoon yemul ci benn waaw ndaw la mi ngi doogam door bu ñëwee nag aussi yàlla defal ko sutura defal ko ndam ba dëkk bi nga xam ni moom la dëkk am 6 bureaux de vote yëpp mu gagné 6 bureaux de vote yëpp loolu nag dafay nekk loo xam ne aussi ndam lu mat a sëkk la kon daal duñ koy ñaanal yàlla di ko wax ni mu jàpp bañ a bàyyi incha allah ci kàttanu yàlla dañ ko may leneen li nga xam ni moom moo gën yàlla dañ ko dana yokk suturaam yokk trangam parce que li mu def c'est un grand pas première fois nga def li nga xam ne moom mooy campagne électorale yàlla def nga gañ sa dëkk loolu dafa nekk loo xam ne lu rëy la li ci des nag communal bi yàlla def nañu perte ko loolu dañ koy sante yàlla bu baax di ko ñaanal yàlla bàyyi ko suñu kanam di ko xamal ni nag toute la jeunesse de Bokhol est derrière toi docteur ñoo ngi lay xamal ni Bokhol jeunesse bi mu ngi sa gannaaw te fas yéene nañu ànd ak yow fas yéene nañu la gunge fas yéene nañu la jàppale ba ëllëg li nga xam ne loolu la suñu borom di def ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di encourager aussi équipe ba nga xam ni ñoom ñoo ma jiituloon teg ma seen kanam wax dëgg ni mu ko waxee woon bii ñu équipe Rocci Ngeer ñun nag équipe bi wax dëgg dañuy gëm yàlla gëm ni lii la yàlla dogal lii yàlla dogal ñi ñëpp duñ koy nangu te nangu nañ ko ak suñu fukki loxo encore une fois ñu ngi féliciter monsieur le maire El Hadj di encourager suñu candidat docteur di ko ñaanal yàlla gudd fan di ko ñaanal wér ba lépp li nga xam ne moo leen bibitam ci biir Bokhol yàlla àggale ko ci jàmm ak sar waa jigéen ñi nekkoon ci waañ bi wax dëgg fa yàlla dama leen di sant bu baax di leen ñaanal di leen gërëm ndax taxawaay nañ taxawaayu mbokk taxawaay nañ taxawaayu militant taxawaayu militant te xam nañ ne aussi 15 jours yi wala 1 mois yëpp chaque jour ñu ngi ci kër gi di togg ak di yàq waaw te dara manqué wu fi kon ñoom duñ leen di sant di leen gërëm bu baax a baax aussi militants yi tamit di leen wax rek ni ñoo ngi leen di sant di leen gërëm Bokhol yëpp ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ndax xam naa ni Mbaye wax dëgg fa yàlla am na ndam ci biir Bokhol Mbaye am na ndam ci biir Bokhol kon ñun duñuy def lu dul sant waa Bokhol di leen wax ni gis nañ seen taxawaay gis nañu aussi nañu jàppale Mbaye li ci biti nag moom wax dëgg moomuñu ko bu ñu ci yàlla defalee li ci biti génn ba tax ñun ñu mën a ñàkk ndam li kon ñun dañuy sant waa Bokhol bu baax di leen xamal daal jàppale ngeen Mbaye jàppale ngeen seen doom ba moom mu gañe 6 bureaux yi nga xam ne mooy 6 bureaux Bokhol yëpp mu gañe ko loolu sag la loolu am na satisfaisant donte ni nag ñàkk na commune bi kon ñu ngi nii Bokhol yëpp di leen santaat encore une fois di leen gërëm waaw loolu laa doon tëjee di santaat Lamine sunu caméraman comme ni mu ko waxee woon Bokhol Info lépp loo xam ni campagne bi mi ngi door boobu ba tey candidat docteur Thiam ku ko bëgg a xool wala ku ko bëgg a gis boo tapé Bokhol Info di nga gis programme bi yëpp kon moom it ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm
merci.